بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مشاهدينا المحترمين السلام عليكم. mbokku jullit yi mbokku àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu te ñoo ngi leen di siyaare ci weeru koor wu barkeel wi ñoo ngi ñaan yàlla bàyyi ñu fi ci at yu baree bari may ñu kattan ak xéwal gunu mën a defee ndigal yim ñu digal ci ay farataam ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi woon ci waxtaanu ci émission boobu ñuy tuddee al insan te mooy humanité être humain muy al insan te mu jëm ci lu ñuy tuddee nit lu tax yàlla bind ko jar na xam. yàlla moom ci kàttanam du laaj lu tax ñu bindu nit waaye nit moo war a laaj lu tax yàlla bind ko kooku nit moo ko war a laaj lu tax yàlla bind ko. bu ko defee nag bu ñu fàttalee nit mooy kan fàttali ko li mu doon fàttali ko ki ko bind fàttali ko lu tax ñu bind ko kon nit dana mën a delloo si boppam xam devoiram ci diggante moo ki ko bind lan la séentu ci moom ak lan moo war mu war ko def. looloo tax ñu tuddee émission bi nit tàmbalee ko nag ca minal adam ilal wujud ba nit doonagul dara ba fa nit doonee dara ba yàlla jox ko mission ci loolu la ñu toll. mu mel ni sunu waxtaan bu mujj ñoo ngi toll woon ci nit muy suñu maam Adama ba nga xamee ne ma nga aljana mook Xawa te génn te am sababu génnam ca aljana yàlla indi ko fii indi leen fii ci àdduna mu nekk prison lañ ko tuddee waaye itam processus la bu yàlla tëraloon ci nit war a wàcc ci suuf représenté ko. foofu lañ toll woon ñu wax ne sunu maam Adama dafa laaloon garab gi ko yàlla tere woon dagg na ca bànqaas ba walla nga ne dagg na ca xob ya walla nga ne dagg na ca doom ya mos ko te yàlla waxoon ko nag ne ko loolu interdiction la. waxtu woo rapproché garab gi jege ko walla nga laal ko bu boobaa daama tooñ da nga dugg ci sama interdiction te boo duggee ci sama interdiction nag dinaa la punir te punir la mooy jëlee la ci kër gi ñuy wax aljana nga xam ne dara warul la fi amul benn effort bu la fi war waxuñ la nga joxe dépense doo jënd kër doo peinture doo jënd meuble doo fay courant doo fay ndox doo wut yére yoo sol doo feebar doo nelaw doo feebar doo am jafe-jafe lépp lu ne ci sa dund nga soxla ko nit war ko dundee da ngay fekk mu nekk en place ak ñu yore service yi di ko doxal
kon kër la gooy dëkk te doo am effort te li nga bëgg yëpp mi ngi fi waxtu woo demee ci sama interdiction nag yàlla ne ko bu boobaa nag dinaa la punir ci yóbbu la kër goo xam ne loo fa am yaa koy joxal def sa bopp te ci sa dund ci difficulté lay ne foofu lañ toll woon aadama nag dagg na garab dagg na xob laal na doom ya dem na ci interdiction bi punition yàlla war na ñëw war nañ ko jëlee nag ci àjjana mook awa yóbbu leen nag ci àdduna mais ñoo ngi siyaare mbokk yi ci weeru koor gi balaa ñoo dugg ci deuxième chapitre bi mooy jógeek àjjana aadama ak Hawa pour wàcc àdduna ñoo ngi siyaare mbokk yi ci weeru koor bi muy weer wu màgg wu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ndax weer wi li mu symbolisé dafa bari ndax xam nga nit dafa am lu yàlla def ci moom dafa représenté kaw ak suuf maanaam li ñuy wax le monde céleste ak monde bas ak monde haut la ñu wax monde bi ci kaw muy monde ruux muy monde âme parce que monde bi ci kaw la ñuy tuddee monde ruux monde âme monde spirituel monde malaayika monde yàlla mooy ci kaw nga xam ne ruux et spiritualité moo fay dund moo fa dominé monde boobu nit def ci bokk ba noppi ci bokk ci monde bi ci suuf c'est-à-dire am na lu ñu bokk ak malaayika yi am na lu ñu bokk ak waa suuf ñun nit dañu représenté malaayika représenté suuf parce que malaayika amul du matière amul bànneex amul xel amul sentiment bi ñu am ñun bokkuñu malaayika ci wàllu esprit bu sell muy leer moom mooy jëm malaayika mooy dundug malaayika kooku mooy malaayika esprit boobu nag dafa am ci nit mooy esprit des saints ak esprit des biens kon am na lu ñu bokk ak malaayika yi ba noppi am lu ñu bokk ak suuf mooy matière bi mooy bànneex bi mooy plaisir bi mooy yeneen ak yu mel noonu te malaayika nekk suñu adversaire nit parce que bi yàlla di jël décision wu ne dafay yónni nit mu représenté ko ci suuf malaayika dafa opposé woon kon malaayika adversaire u nit la waaye wax naa toujours ne lu jar a bàyyi xel la bu fekkee ne dañu jël sa adversaire jox ko def ko inspecteur bi lay contrôler war nga xam ne du la bàyyee dara du la baal dara benn virgule du la ko bàyyee ci say fait te malaayka adversaire u nit la pour mu représenter nit représenter yàlla ci suuf te malaayka la yàlla jëlaat muy muraaxaba muy maanaam muy contrôler nit di bind ay jëfam kon dara du ko échappé parce que du la baal ci weer bii nag malaayka yi li ëpp ci doole ñoom ci wàllu ruux wàllu spiritualité ak leer bi ne ci ñoom nit dafa yéeg ba tiim malaayka ëpp ko leer ëpp ko ruux ëpp ko spiritualité ndax am na envie lekk am na envie naan am na envie bànneex lépp mu dagg ko suba ba jant bi soo ngir jël jëmmam maanaam jël yaramam matière yaram bi suuf si ndox mi deret ji bànneex bi ngir mu jël ko contrainte ko boole ko spiritualité am yéegal ko yóbbu ko ci boromam diggante fajar ba jant bi so kon ci weer wi mën nañ ne nit dafa ci wàllu leer dafay dominer malaayika daf koy gën a kawe kon le monde céleste bi ne ci kaw nit moo fa gën a kawe ci weeru koor weer wu doy waar la kon mu jar a góorgóorlu bu baax ci woor ko wante itam ci yokk sunu spiritualité ak sunuy jaamu yàlla mooy bienfait yi nga xam ne war nañ ko def ci maandu ci weer wi waaye weer wi yëpp lañ la ko tere wante weer wi nag maandu ci lañ ko gën a soxla weer wi itam def lu baax
saraxe julli woor jàng alxuraan wirdu turu yàlla jokk mbokk yépp ci biir lañ ko gën a soxla parce que yàlla daf koy doubler benn sur 1000 yàlla dafay puukarewu ci weer yi malaayika yi di leen wax ne gis ngeen nit sama jaam yi ma tànnoon def leen sama représentant ci kaw suuf jox leen bànneex jox leen plaisir jox leen bëgg-bëgg jox leen lépp dagg nañ ko suba fajar ba jant bi so ànd ak xiif ànd ak mar jël seen koor yépp delloo ma ko ànd yëkkati seen spiritualité ba tolloo ak yéen wala ñu ëpp leen yàlla daf koy puukarewu ci malaayika yi yàlla ñu bokk ci ña nga xam ne yàlla dina leen ndamoo puukarewu leen ci malaayika yi kon loolu moo doon buntu ci wàllu koor gi danañ ci waxtaan ci suñu waxtaan yi di ñëw kon Adama dafa dagg garab bi mu daggee garab gi nag lekk ci doom yi mbalaan mi leen maanaam couverture bi nga xam ne moo leen couvriroon moo Awa ku nekk la ko couvriroon ci yirey àjjana bi mu daggee garab gi rek couverture yooyu dañu disparaître naaw àjjana yëpp dafa yooxu garab ya fa nekk suuf sa fa nekk ndox ma fa nekk picc ya fa nekk ñëpp dañuy yooxu ne Adama mooy na yàlla Adama ak Awa mooy nañ yàlla gravité ñëw waaye loolu waxoon nañ ci li ci am yëpp ci biir waxtaan bële liñ ciy dellu si mooy gis gi ñuy gis ne nit punition bu njëkk ci yàlla punir ko sabab ba maanaam condition ba yàlla daf ko jaarale ci garab kon ci nature bi la ko yàlla jaarale bul détruire nature bi bul ko dagg bul ko damm mu détruire ko damm ko yàlla punir ko kon loolu dafa wane importance su nature environnement ci dundu nit ñu waxoon leen ne leen environnement nekkul lu associé ci dundu nit mais dafa nekk une partie intégrante ci kooru nit dafa nekk une partie intégrante ci aamu nit dafa nekk une partie intégrante ci l'existence nit nekkul associé moom environnement dagg bi ko Adama daggoon ak Hawa moo doon seen première punition ca aljana yàlla jaarale ko ci nag pour ñu descendre wàcc ci suuf pour mën a continuer mission bi yàlla ne def ngeen loolu dagg ngeen garab war leen koon dagg laan ngeen ci doom bi interdiction la da ngeen di wàcc punir mais gis nga couverture yi nga xam ne couverture yére yi nga xam ne moo yére àjjana yi ñu lëmase woon bi ñu daggee garab gi couverture yooyu dañu disparaître seen yaramu kese génn yàlla daf leen wax ne dagg leen ci xobu garab gi ngeen di jëlaat xobu garab yi ngeen daggoon ci ngeen di jëlaat taf ci seen kanam pour suturaalee ko seen bopp gis nga ni bii bi environnement bi wala ni nature bi taxee ñu punir leen mais ni nature bi suturaaleel leen seeni kanam ba seeni kanam feeñul importance su nature ci dundu nit alxuraan wax nañu ko wa tafiqa yaxsifaani alayhima min waraqil janna wa tafiqa yaxsifaani alayhima min waraqil janna ci xobu garab la ñu daggaat taf ci seen kanam pour muur seen kanam gannaaw ba ñu daggee xobu garab dagg doom mu détruire environnement ñu punir leen punition ba itam garab moo la ñëwaat xobu garab moo ñëwaat suturaal leen kon dundu nit dafa nekk ak environnement dafa nekk partie intégrante quelque chose indivisible la ñaari mbir la boo xam ne bi kenn mënu ko xàjjale moo tax détruire ko rek détruire dundu nit la détruire existence nit la kooku obligation religieuse la pour ñu garder environnement bi pour ñu sàmm ko pour ñu protéger ko kon am na feneen fu ko alquran wax shahara al fasada fi l barri wal bahri bima kasabat aydi naas waaw mu ne détérioration bi am ci environnement bi yàqu bi mu yàqu ñàkk équilibre bi mu am yàq bi environnement bi yàqu yàlla nee na ba ñuy bind environnement bi nature bi man bi ma koy bind dama ko bindoon ci boteem jox ko taaram jox ko boteem jox ko rafetam jox ko lim war a am mu ne détruire bi nga xam ne am na bi ñu demee bañ ne dégradation am na ci environnement bi pollution bi yàqu na réchauffement climatique bi am na problème mu ne loolu du responsabilité ki bind muy man yàlla parce que la mu waroon a am ba ma ko bindee jox naa ko mais nit moo causé moo def
lu tax réchauffement climatique bi mel nii nit moo def lu tax environnement bi mel nii nit moo def lu tax nature bi dégradé ba mel nii waaw bi ma kasabat ay dinaas la alquran wax nee na nitu ko causé loolu buñ ci demee ci côté environnement boobu nit kon mën na gis ne diine l'islam dafa protéger environnement dafa protéger nature bi dafa protéger réchauffement climatique bi dafa war a bokk ci suñuy sermon mais dafa war a bokk ci suñuy conférence mais dafa war a bokk ci dundu jullit yi ci seeni action ci seeni parole ci seeni lépp loo xam ne lii mi ngi yàq nature bi ak environnement bi loolu jullit yi ñooy première nitu diine yi ñooy première ñu ko war a kii parce que gis nga yàlla ni ñu ko waxee ci alquran saharat fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydi naas diine jooju nag nga xam ne moo protéger l'environnement moo protéger nature bi moo protéger climat bi pour l'existence nit ci suuf mën a nekk en réalité bu dul am danger loolu diine boobu mooy diine yi jógee asamaan bu ma waxee diine yi jógee asamaan mooy tous les religions révélées ñoo bokk même texte ci protéger environnement ñoo bokk religion révélée yëpp benn la biñ joxoon Adama mu indi ko ci sur la terre biñ joxoon Ibrahim muy Abraham biñ joxoon Moïse biñ joxoon Isa muy yonti Yàlla Isa ak Moussa ba Muhammad benn religion la alors différence yi nga xam ne moom lañ constaté ci religion yi du différence bu yàlla indi ci religion yi benn religion la ba Adama yoroon bi yonti Yàlla nu ñëwee continuité la woon bi nu ñëwee Idriss a ñëw continuité la bi Idriss ñëwee Ibrahima ñëw muy Abraham benn religion continuité la prophète yi yoroon am na nag tuuti ay changement procédure ay amendement toujours yuy am ci système bi parce que évolution àdduna bi ni mu doon tëddee lay doon c'est-à-dire na Adama doon am na atte yoo xam ne ci Adama évolution am na bi nu ñëwee peuple yi gën nañoo yokku nit ñi gën nañoo tasaaroo évolution gën na am ci mentalité nit ñi donc dana am quelques changements yoo xam ne dana sensé mais fondamental bi moom du sensé beneen prophète bu ñëwee itam dana am leneen lu sensé ndax évolution àdduna bi ak monde bi ni muy évoluer mais le fondement mission bi du mun a sensé mooy delloo nit ak environnement bi ak univers bi ñu jël ko delloo ko ci nizaamu yàlla ñu jël ko delloo ko ci système bi yàlla tëral pour ñu war ko appliquer pour ci dund bi ñuy dund kooku moom du sensé changement bi nga xam ne moo am ci religion yi nga xam ne da ngay toog sax di laaj am na kuy laaj ne li ko jaaxal mooy moom day déglu chrétiens yi day déglu judaïsme yi muy juif yi day déglu musulmans yi toutes les religions révélées mais mu ne day poser question di laaj est-ce que religion yooyu kenn moo leen yónni ndax benn yàlla moo bind nit ñi ndax benn yàlla moo bind terre bi ak univers bi ndax benn yàlla moo yónni prophète yooyu ndax benn yàlla boobu est-ce que yàlla boobu unique moo créé religion yi parce que différence bi am ci adepte prophète yi talibé Mohammed talibé Isa talibé Moïse différence bi nga xam ne moom la ci constaté est-ce que kenn benn jëmm muy yàlla moo yónni woon religion yi ba adepte yi nekk antagoniste nekk noonu religion yi ban différence parce que bu Ibrahima bu Moïse bu les juifs di wax ci seen religion da nga naan beneen religion la mais jegewul ak bu musulman bu chrétiens yi di wax dafay nekk tout à fait différence avec bu musulman day nekk tout à fait différence avec les autres mais loolu laay tontu ci ne du religion yi ñoo am différence du prophètes yi ñoo am différence tous les prophètes et c'est unique mission continuité rek lay doon bu kii ñëwee la ka la yoroon rek lay continuer tous les religions unique religion la benn religion la mais nit ñi ñoo am différence te nit ñi ñooy appliquer religion yi kon nit ñi ñoo am différence boobu li ko jur ci ñetti élément la yonent bi wax ne moo indi différence bi mooy boroom xam-xam yi juridique yi nit ñi di déglu ñu di leen orienté homme de pouvoir yi
borom alal yi nee na ñetti éléments yi les juridiques yi nit ñiy déglu ñu di leen orienté ñi teneur de pouvoir yi ak ñi yor moyens yi ñett ñooñu ñoo indi différence ci religion yi parce que ci seeni intérêt bopp la ñuy fabriquer des sermons yoo xam ne dafay indi antagoniste ci diggante religion yi pour réserver seeni intérêt borom xam-xam yi di réserver seen intérêt borom pouvoir yi di protéger seen pouvoir utiliser borom xam-xam yi pour ñu sermonner nit ñi ndax protéger seen pouvoir borom alal yi di utiliser borom pouvoir yi ak borom xam-xam yi pour ñoom nuñ mën a amee alal baax na mais na leen religion bi protéger donc différence bi nga xam ne kon moom la ñu constaté différence bi ci ñett ñooñu la jógee mais jógeewul ci fondamentalement ci prophètes yi wala mu jógee ci religion yi kon tous les religions yi nga xam ne religion bi nga xam ne yàlla ci la yónni yonent yi yëpp prophètes yëpp ñuy continuité Adama ba ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp amu ci benn religion boo xam ne bi benn système la mooy àdduna bi système bi ñuy doxalee ci diine bi ñuy dund mooy système bi yàlla joxe rek la ñu war a àttewoo ci tous les domaines sur le domaine social ci wàllu politique ci wàllu social ci wàllu santé ci wàllu commerce ci wàllu économique ci wàllu yëpp loolu la prophète yi doon défendre tous les prophètes législatifs alors mais diine boobu nag système am diine liw système am du système mu capitalisme sauvage du système mu le socialisme scientifique bi am du système mu les droits radicaux yi du système les droits yi nga xam ne ay populistes lañu du système mu gauche radicaux yi wala diine boobu nga xam ne moom la prophète yi yoroon te mu indi système politique bi yàlla santaane ñu instauré ko diinal wasat la c'est-à-dire il est au milieu dafa nekk ci digg bi kon lenn lu ci nekk ci ñële am na luñ bokkule ak diine bi alors ci loolu leeral ko nag ci ñu jëm ci loolu mooy buñ gisee dégradation bi nga xam ne moo am ci environnement bi lan moo ko indi yàlla waxoon na ko saaral fasaada fil barri wal bahri bi maa kasabat ay naas yàlla nee na le main des hommes nit ñi ñoo ko créé parce que tefes gi bu yàqoo ñun ñoo ko créé ñoo fa def lu ñu warul def ñoo fa tabax ñoo fa yóbbu salte ci lu tuuti laay tàmbalee pour ñu xam ko mbuusu plastique yi salte yi ci mbedd mi mbuusu plastique yi kan moo fabriqué mbuusu plastique kan moo ko jël assiette sànni ko ci mbedd mi nit la kan moo dem ci forêt bi dagg suñ garab yi dañuy def charbon kan moo autorisé licence yi ñuy daggee charbon nit la kan moo taal daay yi nit la kon kan moo détruire suñu environnement nit la kan moo autorisé licence yi ñuy daggee garab yi mais nit ja usines yi nga xam ne ñooy def pollution yu mag yi usines yi nga xam ne ñooy fabriquer gaz yi di def pollution yu mag yi mais usines yooyu kan moo leen créé nit la bu ñu xoolee pollution environnement bi li ko yàq dégradation bi am ci environnement bi ba ci réchauffement climatique bi mais détérioration bi nga xam ne moo am ci environnement bi la ak usines yi nga xam ne yëpp ak yi produire ay courant di produire ay yeneen i matériel yooyu seen réchauffement gaz boobule moo yéeg ba yàq les couches d'ozone yi nga xam ne mi ngi ci jaww ji loolu répercuté ci suuf si ak ci ndox mi ak ci jën ji ak ci gàncax gi ak ci dundu nit ñi ak ci seen santé te ñooñu nag boo leen xoolee ay multinationales rek ñoo ko contrôler ay benn nit ñoo moom seeni usine c'est-à-dire li ma doon wax système copionage boobu moo indi loolu bu dee l'islam bu dee diine bi yàlla yónni nag muy diine yëpp benn diine la diine boobu dana bàyyi na nit moom alalu boppam maanaam sa intérêt personnel doo ko utiliser pour détruire intérêt collectif c'est-à-dire
benn groupe parce que Donald Trump bi mu ne du signer dafay rompre accord bi États-Unis amoon ci accord de Paris bi ñu defoon ci réchauffement climatique def na am na millions américains yoo xam ne bu accord bi bu ko wéyalee am na millions américains yu war a perdre seen emploi loolu la wax mais xam nga léegi kon am na millions u défendre pour détruire 7 milliards de l'humanité seen existence ci kaw suuf waaye moom mi ngi protéger benn million américain mooy li may wax li ay groupe ak multinational ak ay lobby donc am ay pouvoir yu leen serré ñu installé ay usines ak ay systèmes yoo xam ne yooyu mooy li détruire adduna bi ak environnement bi ba nga xam ne benn million nit la wax ne moom lay protéger mais mi ngi détruire 7 milliards de personnes vaccination yuy dund ci kaw suuf te léegi ñi ngi ci risque parce que réchauffement climatique bi environnement bi ni mu yàqu loolu moo tax ma wax ne l'islam dafa am ay crimes yu mu tëral ba tey ci li ma doon wax mooy l'islam kon dana autoriser individu bu nekk ci sa xalaatu bopp nga mën a créer ay industrie mën a créer ay société mën a créer loo moomal sa bopp mais loola ngay créer diine daf koy contrôler ba du indi feebar ci peuple bi xoolal usine yi jaay arme du état yi ñooy moom usines yi industrie yi nga xam ne yëpp vente des armes la ñuy def fabriquer arme di ko jaay tous les industries ay individuels ñoo ko moom ay groupe ay groupe ay multinationales ñoo ko seere ay groupe nit ñoo ko moom ñaata arme yooyu tax na lépp luy promotion guerre ci àdduna bi pour ñuy nit ñi guerre déclenché ci àdduna bi multinationales yooyu ñoo koy fabriqué ñooy dem ci état yi ñooy dem ci rébellion yi ñooy dem ci séparatistes yi ñooy dem ci même le terroriste li ñuy wax al-Qaïda yi al-Qaïda li ñuy wax le état islamique ak d'autres groupes terroristes yoo xam ne ci Occident yi la ñu ne di utiliser arme ou ci yeneen réew yi tous les groupes fan la ñuy jëlee seen armes yi ñoo utiliser arme lourde arme redoutable arme sophistiquée kan moo leen koy jox pour ñu utiliser loolu ak seen produit ak seen matières yi le multinational yi nga xam ne ñi ngi fabriquer armes yi ñoom ñooy def ñooy organiser vente des armes clandestines yooyu parce que tant que guerre amul tant que résistance amul tant que violence amul te seen produit yi ñuy jaay ñoom du jar donc kon li détruire monde bi ci loxo nit ñi la ne nit ñi ñoo ko def li yàlla waxoon bi ma kasabat aydi naas boo xoolee cigarette bu dee ne ci législation yàlla la ci diine la ñaata millions nit la cigarette di rey par année combien de millions de personnes ñooy dee ci tuxum cigarette par année combien de millions ñooy dee usines yooyu di fabriquer cigarette ci àddina bi yëpp ay nit a ko moom ci ay multinationales ay personnes ay lobby ay nit a ko moom muy seen intérêt mais ñoom seen intérêt boobu di quelques milliers de personnes ñi ngi détruire centaines de millions de personnes dizaines par année di leen rey ci li ñuy fabriquer mais lu tax mënuñu arrêter tous les usines yuy produire kii bu doon diine yàlla bi nag may nañ la nga fabriquer wut sa alal moom ko mais doo fabriquer loo xam ne lii dafa lor keneen muy xam kii jaay arme la moo xam kii jaay cigarette diñ la may nga fabriquer loo xam ne li dafa rey keneen dafay lor keneen loolu am na sax même les produits pharmaceutiques da ngay toog la jekk ba yàgg rek ñu ne feebar feeñ na place tel mais loolu dafay am Guinée gi Ebola feeñ na fi lan dañuy dem ba yàgg ñu ne sida lu ko indi ci àdduna bi parce que avant année yu mujj yi rek sida amuloon kenn xamu ko woon mais benn virus la boo xam ne bii rek ci lac bi la feeñee jékki nañ jékki rek virus du sida feeñ kenn xamul fu mu feeñee muy détruire milliers de personnes tous les industries pharmaceutiques yi gën a màgg ci àdduna bi dajee commencé defar nag seen recherche pour jaay seen i garab mais àdduna bi ci mafia boobu la àdduna bi dund ci ay multinationales ci ay groupe yi mafia ñuy créer ay accident di créer ay feebar di fabriquer ay armes di def lépp ci yooyu benn nit
pour détruire l'existence de l'humanité toute entière lii moo indi àddina bi musiba yi fi am amma législation yàlla bi nga xam ne moom la joxe muy politique gu diine bi mu tëral loolu dafa bokk ci li nga xam ne du ko nangu maslahatil fardiya lay l'intérêt individu duñ ko may mu détruire l'intérêt collectif mais intérêt collectif bi aussi yoon du ko may mu empêcher l'individu bi mu jéem a def recherche pour lu mu amal boppam kon dafa am benn équilibre bu am moo tax le diine bi nga xam ne dafa jógee asamaan nga xam ne mooy système politique bi yàlla jox pour ñu war ko diriger àdduna bi dafa nekk au milieu la daraara wala diraara waaw mais lépp loo xam ne li yaa ngi koy def bu fekkee ne bii dafa am keneen koo xam ne mën na ko gaañ rek bu boobaa dañuy seet li ngay def yow individu bi lan lay jur ci biir public bi bu yàq dañ koy arrêté donc kon loxo doomu aadama ak ñàkk a maandu doomu aadama loolu mooy li nga xam ne moo jur li nga xam ne moo xew yëpp ci àdduna bi alors loolu yëpp nag xeetu mi ngi bokk ci genre yi nga xam ne diine yàlla bi mu jox aadama nit pour nit war ko appliquer ci suuf comme système politique et législation diine boobu dafa protéger l'individu bi et collectif bi mais du protéger individu bi pour mu fabriquer luy détruire dundu collectif bi moo tax am na lu ñuy tuddee crime de sang crime boo xam ne xëy na dañ ne kii dafa rey ay nit am nag li ñuy tuddee crime économique am na lu ñuy tuddee crime environnement am na crime moral am na 4 crimes yoo xam ne yi dafa bokk ci législation yi nga xam ne mission sama asamaan muy législation bi jógee asamaan daf koy tëral bu ko defee moo tax doxoon naa ko ci suñu waxtaan bii passé ma ne ko Trump dafa def crime d'environnement crime économique pour rompre boobu mu rompre ne bañ ne du signer l'accord bi nga xam ne moom lañ def ci Paris pour protéger environnement bi mais protéger li ñuy tuddee réchauffement climatique bi ñu mën ko delloo si mu tegu ci yoon. kon loolu lañ ci doon dugal ci wàllu environnement bi ndax suñu maam Adama première punition wala première punition laay wax bi ko yàlla teg pour jëlee ko ci kër gu neex googu ñuy tuddee àjjana indi ko ci kër gu naqari gi ñuy wax àdduna interdiction nature bi la woon mu braver interdiction bi yàlla teg ko punition jëlee ko foofu wàcc si ko fii ci àdduna commentaire bi lañ doon def noonu di ci waxtaan léegi nag Adama war na ñëw ci àdduna yàlla ne ko nag takkal say bagages waaw waxoon naa la ne la yàlla waxoon naa la ne la yow Adama inna haasa aduwwun laka wa li zawjika fala yaxrajukuma min aljannati fa tasqa inna haasa aduwwun laka wa li zawjika fala yaxrajukuma min aljannati fa tasqa yàlla ne Adama waxoon naa la ne la aljana bi yow la lekk leen xay si sistuma raqada loo bëgg mi ngi fi te doo sonn tout est disposé lépp a ngi ci sa service mais bis boo rapproché garab gi ba laal ko waxuma nga dagg ko bu boobaa da nga tàbbi ci sama interdiction dinaa la fi jëlee punir la ci kër goo xam ne nag fa tasxaa ci naqar ci difficulté ci ay jafe-jafe ngay surmonter nuit et jour istimraaran yàlla ne ko nag tàbbi nga ci li ma la waxoon donc kon il faut nga génn quitté àjjana loolu moo tax suñu maam Adama génn àjjana moo Hawa yàlla wàccal leen ci suuf fan la leen wàcc du place ba moo ñuy yitteel histoire wax ne na Inde la leen wàcc la leen malaayika yi wàcc ñoom ñaar sur la terre ci su kaw suuf amul dara amu fi lu may nature bi
univers bi ak nature bi rek moo am ci kaw suuf ñoom ñaari nit yàlla wàcce leen ku ñu àndal Iblis yàlla wàcce leen nee nañ Adama ñu ngi ko wàccee ak Hawa ñu ngi leen wàccee Inde waaye tous les historiens yu bari dañuy wax ne Hawa moo wàcc Inde mais Adama Jidda la wàcc Jidda ñi ngi wax ne itam ci wàllu historien yi place bi ñuy tuddee Arafa muy Arafat ba nga xam ne bu ñu ajee fa la ñuy defee Arafat dajee fa nee nañ foofu la ñu retrouver woo c'est-à-dire Awa dafa continuer di dox di dem di wër di dox parce que moom rek la ñu ngi ko wàcc Inde ba ci Arafat la dajeek Awa Adama foofu la ñu retrouver woo Arafa li mu firi ci baatu tubaab baatu arab mooy retrouver wu foofu la ñu retrouver woo donc mais bokku ñoon fu ñu wàcc ak historiens yi dem nañ ba wax ne boo gisee Inde garab yi ëpp maanaam garab yi ëpp ci àdduna bi fleurs yi garab yi def parfum ak fleurs yi ak garab yu neex yëpp ak parfum yu neex yëpp Inde lay cosaano ci suuf lay jógee ci seen garab yi parce que nee nañ Adama ak Hawa bi ñu leen di wàcc Inde garab yi woon ci àdduna àjjana yëpp mancharna yi woon ci àjjana yëpp dafa am lu fa jógee ànd ak ñoom wàcc waale moo tax Inde ëppee ko loolu yëpp commentaire historien yi la mais li ciy am solo mooy retrouver nañu biñ leen wàccee kii Jidda la kii Inde la feneen la mais retrouver nañu ci Arafa dajee nekk nag jëkkër ak jabar te loolu luñ mun a nangu la ndax boo xoolee ñoom ñoo jur àdduna bi ñoo jur nit Adama ak Awa ñoo jur li fi nekk yëpp nee naa la ñoom ñaar rek ñoo wàccoon ci àdduna bu dul ñoom ñaar booba dara amu fi yàlla préparé na ko muy wajaal arda firaasan kooku danañ ci ñëw muy suuf soo xam ne bi ndox la garab la rab la yooyu rek moo fi nekk nature bi rek moo fi nekk environnement bi mais yaab suuf lu mooy bi Adama ak Awa ñëwee ñoom ñaar seul bi ñu dajee Arafa nag ñoom ci seen ànd nag ci jëkkër ak jabar di sëy moo jur nit ñi ñuy jurante ba nekk tey 7 milliards wala 7 milliards et demi li tax ñu mën a wax ne de toute façon ci golfe bi la ci Moyen-Orient ci golfe bi foofa la ñu wàccoon parce que gis nañu ne évolution histoire u nit foofu lañ gis ne foofa la déparé évolution histoire u humanité ci kaw suuf mi ngi déparé ci loolu ñuy tuddee Asie golfe bi foofu parce que tous les prophètes laa wax muy yonent yi yëpp yi nga xam ne yàlla yónnee nañ ko amul benn yonent bu jógee Afrique amul benn prophète bu jógee continent américain amul benn prophète bu jógee continent européen wala beneen ku Océanie prophètes yi yëpp ci diggante golfe arabe diggante yooyu rek ci lañ jóge muy Adama kon foofa la nekkoon buñ ko xoolee ci diggante Jérusalem la woon ak Jordanie Ibrahima buñ ko xoolee majeure partie ci diggante mi ngi ci Turc parce que ba léegi safara siñ ko doon Ibrahim safara si nga xam ne moom la ko buur bi doon dugal te yàlla seral kàmbu safara sa ba léegi boo demee Turc danañ la wan place bi muy bu yéeme ci kéemaanu yàlla loolu nit ñi bàyyiwul xel ci Turc bu yéeme gis nga kàmb gi buur bi gasoon mu mat 1 kilomètre ci suuf mu def ko matt taal ko dugal ci Ibrahima te yàlla wax Jibril ne ko waxal safara bu mu lakk Ibrahima safara sax dafa soppeeku nekk ndox safara sax dafa soppeeku nekk ndoxu galaas mais matt yi doon taal safara si dañu nekk jën ba léegi nag place ba boo demee dex gaa nga fa benn dex la ci Turc dañ la koy wan nga gis ndox ma ba tey ndox maa ngi ball di génn jën yi ña nga fa di fee jën ya nga xam ne moo doon matt ba doon taal safara sa soppeeku jën yi ña nga ca ndox ba jën ya kenn mënu ko lekk ku ko lekk dee donc nit ñi dañ fay dem di ko siyaare ji donc Ibrahima ci territoire boobu la nekkoon Isa ci Jérusalem Moïse Jérusalem Égypte donc kon histoire l'humanité mi ngi commencé ci Moyen-Orient
kooku moom c'est incontestable kon foofu la Adama ak Awa wàccoon wàcc nañ fa nag yenu mission divine bu jógee ci yàlla jox leen mission bi nag ne leen nag léegi waxoon naa leen ne bu ngeen tuusee sama interdiction da ngeen tàbbi ci nouvelle vie bu dur bu métti léegi tuuse ngeen sama interdiction léegi nag kon wàcc leen àdduna lii mooy sabab Adama suñu maam ak Hawa wàcc àdduna Adama nag ab yonent la mooy le premier prophète bu yàlla jox nit def ci nit pour nit nag war a appliquer législation divine législation yàlla ci kaw suuf sur la terre léegi yàlla nag ne ko différence am na nag ci fi nga jógee fi nga ñëw parce que fële wa kullaa minhaa haysu sumaara qada yàlla ne ko fii lekk foofu lekk ak naan la dara warul la amul coono amul effort jabar a ngi nii kër a ngi nii meuble a ngi nii lépp doo ko sonn mais mu ne ko fii ma la wàccee nag léegi effort rek boo amee jabar yaay liggéey dem joxe alal ñu takk ko boo amee doom bu day feebar nga di ko faj di faj sa jabar yaay jënd kër yaay joxe dépense yaay wut yére ñu sol ku feebar yaay faj yaay jënd meuble yaay fay facture lépp yow la war te loo ci bàyyi mu feeñ ci sa dund parce que boo fayetul courant ñu coupé la nga commencé am difficulté boo fayetul ñu coupé la nga commencé am difficulté ah boo joxewul dépense doo lekk mbaa nga taxaw ci mbedd mi yalwaan kon foog nga liggéey foog nga def effort daw pour wuti emploi daw pour jàng daw guddeeg bëccëg léegi rawatina léegi jigéen dootu noppalu yaay dootu noppalu baay dootu noppalu alors kon muy këru coono par rapport ak kër ga suñu maam nekkoon bu fekkoon ne fa lañ juddoo koy wax dëgg yàlla dana gën a neex waaw mais nag dañuy def faute waaw faute bi dañ ko def te itam processus la bu yàlla tëral pour développer suuf ci mu concurrencer spirituellement ak malaayika ca kaw waaw moo tax yàlla ne ko inna laka ala tajua fiha wala taxra wa innaka la tasmax fiha wala tadha kër gi looloo fay war kër gi dund la loolu moo tudd muqawamatil hayat mooy les éléments principaux yi nga xam ne mooy l'existence u nit ci kaw suuf pour nit dund wa inna laka ala tajua fiha wala taxra wa innaka la tasmax fiha wala tadha alxuraan wax nañu ko kooku mooy obligation de l'existence u muqawamatil hayat wala daruriyatil hayat nécessité pour dund wala mu tudd muqawamatil hayat maanaam résistance pour exister le résistance pour exister ñeenti éléments yi la alors mooy dund mooy solo mooy dëkk foo dëkk mooy faju buñ ne dund lekk la naan la ndox la nangam la solo la lu aji ci yére dëkk la lu aji ci sa dëkk ak say waruwaay santé la lu aju ci sa santé les 4 éléments yi la yàlla wax Adama ne ko mooy fondamentalu nit exister nit mën a dund ci kaw suuf àjjana nag maa leen ko yoree loon kenn laaju la woon loolu mais fii nag yaay sonn pour am ko boo sonnul doo ko am looloo tax ci tëralinu diine politique gu diine yëpp laay wax l'islam ak diine yëpp les 4 éléments waruñ ko privatiser les 4 éléments yooyu kenn waru ko privatiser état bi nga xam ne dafa représenter le peuple pour défendre leen les états moo war a organiser loolu mais c'est-à-dire service su ndox affaire u lekk li ñuy wax moo xam ne service bi yor wàllu eau la wàllu ndox la moo xam bi yor wàllu courant la moo xam affaire u exportation importation dund bi la moo xam lu jëm ci wàllu santé la loolu moo xam lu jëm ci wàllu dëkkuwaay la loolu état waru ko privatiser yooyu état bi moo ko war a seere mais waruñ koy jox ay multinationales ak des sociétés pour ñuy fonctionner
ci deret di màcc di manq deretu askan bi parce que loolu c'est nécessité existence boo xam ne moo ñuy garanti pour ñu mën a dund kon waruñ ko jox certains individus ñu di ko exploiter pour seen profit détruire lépp luy askan ak lépp luy peuple mooy li ma waxoon ci ñuy fabriquer arme ñuy fabriquer cigarette ñuy fabriquer yenn produits yëpp donc lii itam existence la bu état boo xam ne mi ngi marché ci législation divine war a assurer askanam ba duñ ko jox ay multinationales ak des personnes privées vraiment nga xam ne dañuy injure ci doowu baadoolo yi mais dañuy manque deretu nit ñi lu ñu am ci dund lay yem parce que am na ñuñ ko jox ñoo xam ne ñu libéré jox leen ay licence ñoo jënd lu leen neex jaayee lu leen neex am na ñuñ ko jox ñoo xam ne facture ndox nu leen neex jaayee ko normal ndox kenn waru koo jaay lu may dañu war a xool ña cay liggéey lan mooy rémunération yi ñu séddale ko ñiñ koy distribuer waruñ ko ci courant bi noonu ndox mi noonu santé bi noonu état yi dañ ko war a garanti yoral ko seen bopp surtout pour rémunération fonctionnement wu loola mooy facture yi nit ñi war ko fay mais waruñ ko jox ay nit yoo xam ne ñi dañuy augmenter def lu leen neex pour nit ñi di dund ci ay difficultés kon aaya bi bi Adama wàccee rek yàlla ne ko voilà mi ngi nii léegi système bi fii lay commencé wa inna laka alla tajua fiha wala tahra wa innaka la tasma fiha wala tadha moo tax damay wax toujours ne lan moo gën a maandu lan moo gën a sustu li ñuy tuddee législation divine bi jógee asamaan te toutes les religions c'est même législation la dafa am rek quelques amendements yuy am par rapport ak temps yi comme ni ma ko waxee woon ci ginnaaw moo tax bépp système boo xam ne bépp action boo xam ne bi dafa protéger vie wu nit benn nit moo tax alquran wax ko wa man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadan fi l ard fa ka annama qatala naasa jamian c'est-à-dire bu fekkee ne nag yow individu bi alquran nee na état bi comme ni Trump def tey alquran nee na fakk annama qatala naasa jamian parce que protéger nga quelques personnes pour rey milliers de personnes moo tax ma ne crime contre l'humanité la Trump def en rompre l'accord de Paris bi bépp nit bu fabriquer aussi des produits armes cigarettes armes yi produits yi loolu ngay fabriquer muy rey ay nit di leen détruire di leen indil feebar ñu di ko utiliser di ko defal propagande di ko publicité kooku fa annama qatala naasa jamian diine nee na c'est une législation divine nee na dañ lay considérer comme ku def crime contre l'humanité kon crime yi dafa bari waaw képp koo xam ne kii da nga détruire environnement bi yàq ko wala nature bi ci sa tayu bopp yàq environnement yàq nature bi yàq géej gi dagg garab yi yàq ndox mi créer ay usines pollution yi yàqu dégradation am ci li ñuy tuddee réchauffement climatique yëpp luy yàq loolu aw fasadan fil ard wala nga instaurer injustice ci suuf nee na yàlla nee na def nga crime de l'humanité crime contre l'humanité donc bu ñu ko yemale ci les radicaux même ñi tuddee moderne tey fabriquer des choses yoo xam ne mi ngi détruire yeneen nit diina def leen di compter comme ku def crime l'humanité même nit ki nga xam ne sax dafa am comportement bu ñaaw di ko jaay ci publicité maanaam jël ay jigéen yuy def yaramu neen di leen def ci internet yi wala sax film yi ñuy dawal nga xam ne ay prono la ñuy def ak yeneen yu mel noonu nga xam ne yooyu yëpp dafa yàq moralu société bi wala nga am yenn fecckat yi yenn musiciens yi artistes yi dañuy def yaramu neen des comportements bu ñaaw yoo xam ne yi ci kanam public yi yooyu crime moral lañ koy tuddee alors moo tax ma ne crime yi dafa bari les radicaux crime la ñuy def parce que dañuy utiliser violence def crime ci di ko layal ci turu diine ak violence ku ko def yow yaa jël parce que loolu il faut ñu leeral ko l'islam amul violence amu ci képp koo xam ne kii da nga def violence mënuloo ko défendre ci turu l'islam waaw mais lu julli di man nag ci benn waay boo xam ne bii
jël na itikeem tuddee ko l'islam maanaam man jullit laa lu ci jullit yi ma dañ ko naan rek doo jullit parce que li nga def l'islam nangu ko mais mënuñ ko teexu jullit la jullit yi mënuñ ci dara dañ ko naan yow doo jullit bokkoo ci ñun loolu rek lañ ko mën bu wax danañ ko démontrer ci waxu yàlla bam wan ko ne ko doo jullit mais jullit yi nañ la ñuy fekkee benn kamikaze bu nekk ci néegam am benn idéologie violence boo xam ne bi kenn xamul ci politique la dañ ko marginaliser dañ ko tooñ moo xam dañ ko opprimer ci yeneen i affaire mu ne dafay vancé wu jël bombe dem di bombarder ji boppam mais kooku lan la ci jullit yi man parce que du l'islam moo ko yebal du jullit yi ñoo ko yebal complowul ak benn jullit parce que dafay lor l'islam ndax ñi ñuy rey sax jullit daf ciy bokk te dafay yàq imaasu l'islam alors kon boo defee itam benn action waman ahya naas waaw kon yàlla nee na action boo mën a posé wala loo mën a fabriquer wala loo mën a def bu fekkee ne da nga ko def te la ngay def mën a lor ñeneen crime lañ koy tuddee contre l'humanité moo xam produit la moo xam gaz toxique yi ñuy def la moo xam armement yi ñuy fabriquer la moo xam chine cigarette yi la moo xam produit pharmaceutique yi nga xam ne ñi ngi koy fabriquer di ko injecté ci ni moo xam yooyu yëpp crime contre l'humanité la moo xam nga détruire naturel bi mu ne mais au contraire waman ahyaahaa fa ka annama ahyaa naasa jamii'an kon législation yàlla ngoog tey mu ne bu fekkee ne daa fekk benn nit bu jàngul amul liggéey nga fexe ba mu trouver travail di ci am ñaar dërëm yu mu yóbbu si njabootam yàlla nee na dundal nga ñëpp xam nga kële dafa defoon benn nit nga détruire woon crime ñu calculer la crime contre l'humanité fii benn nit nga dundal parce que wutal nga ko liggéey ñu ne dundal nga l'humanité toute entière sooy nga leen nga fabriquer benn usine boo xam ne bi produit yu légal li muy jaay du lor kenn usine ba ña cay liggéey fonctionnaire ya mënee bëri ya bu jógee foofa oto yee transporté bitig yee jaay bitig mbagg ya ñu koy jël ba fa ñëwee liggéey ca usine ba yem ñëpp marchandise ma yëpp nee na def mi ngi mel ni dundal nga l'humanité tout entier bu fekkee ne produit ba ngay fabriquer produit bu baax la dundal nga l'humanité tout entier bu fekkee ne da nga fekk benn nit boo xam ne bii dañ ko teg injustice nga xeexal ko ba génne ko ci injustice am boobu nee na dundal nga l'humanité tout entier bu fekkee ne da nga fekk benn nit bu xiif nga comme mission humanitaire yi nga xam ne mooy seen liggéey ñun am nañ ko mooy suñu organisation Al Umma nga xam ne da ngay liggéey ci di dimbale ay nit ñu am liggéey dimbale ay nit ñuy di leen wutal ay crédit ñuy jaay di am xaalis pour mën a dund dimbale ay nit pour ñu am emploi yooyu yëpp nee na benn action boo ci def ci benn personne mi ngi mel ni sauver nga l'humanité toute entière bu fekkee ne docteur bi nga am benn nit boo xam ne bii dafa feebar ñëw hôpital wala mu daanu ci clinique bi wala hôpital mais nit la parce que devoiru nit la ñuy waxuñ jullit lii lépp may wax concerné wul les musulmans seuls les musulmans les chrétiens les juifs dafa concerner tous les humanités tout entière li ñu ci diine jàngal la noo joxe benn nit ñëw na yow docteur nga yow pharmacien nga daanu na feebar mi ngi ci crise mi ngi bëgg a dee amul lu mu jëndee ordonnance amul lu mu fayee consultation kooku nag état mooy responsable mais avant di état di responsable mais yow docteur bi mu fekk fii yow infirmier bi mu fekk fii yow médecin bi mu fekk fii yow pharmacien bi mu fekk fii yow yaay premier responsable parce que waajaa ngi daanu ci say tànk mi ngi tëdd ci territoire bi nee na nga seetaan ko mu dee nee na diina nee na législation yàlla nee na def nga crime contre l'humanité toute entière nee na nga sowe ko nee na sowe nga l'humanité toute entière kooku mooy législation yàlla ci kaw suuf mu jox ko Adama ci loolu la ñuy commencé Adama nan la doon dundee législation yàlla bi politique économique sociale santé tout ni mu di ko appliquer ci nii lettre par lettre jógee fi ca nu ca Ibrahim prophète yi benn par benn danañ continuer ci mission wu nit ci kaw suuf bi ko yàlla confier
mu war a exercer doxal li ñuy tuddee législation divine sur la terre wallahul mustahan wa huwa ala kulli shay'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا